12e Diao ñu ñëw def ambiance après ñu dérouler la suite du programme. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Ousmane Ndoye, ça confirme encore une fois, vous êtes le choix du peuple. Ça confirme encore une fois que le peuple vous a choisi. Ça confirme encore une fois que vous travaillez. Merci beaucoup. En tout cas, on va réitérer notre confiance à votre égard. Alors, le gros pour commencer, actuellement, on va introduire les escorts de face. Nous avons tout après nous dernier de ce programme. C'est tout de suite. So di ke madire so demme madi joy kumaramba nyumala joy aye yono batorina so di ke mangire so demme mangi joy kumaramba nyumala joy aye yono jama Usman so di ke madire so demme madi joy kumaramba nyumala aye yono ndap nehna bodi ke mangire bode me mangi joy kumaramba nyumala aye yono ndap nehna bon nehna Usman doy nehna aye yono ndap nehna mu ne la Ousmane Ndoye lan la fi def ma jox leen li nga xam ne Ousmane Ndoye xaw na ko fi def te mu loo xam ne lu ndaw la rek lu ndaw la loo xam ne Ousmane Ndoye def na ko fi mooy lan ki fekk plus de 80 emplois bu muy toog yóbbu ko ba 457 emplois kii fekk Baye Laye di taa saa su ne mu defar ko avec plus de 400 millions de francs CFA kii fekk Gueule Tapée marché Gueule Tapée def daanal ko ba mu jeex tàkk nar ko tabaxaat à coût de 6 milliards kii nar a def marché Fass tabaxaat ko à 4 milliards mos ngeen gis ku juddoo Fass ñu ne à Fass est-ce que am na am nañ ko de am nañ maternité bu bees tàkk HLM Fass te loolu kan moo ko indi monsieur le maire Ousmane Ndoye ma ne Colobane am na 3853 cantines yëpp la def compteur individuel fépp ngi lakk ba mu des marché Colobane te loolu kan moo ko waral monsieur le maire Ousmane Ndoye te loolu lu ndaw la rek par rapport li nga xam ne moom la jota waxuma social bi moom Ousmane Ndoye bu ñu nee Ousmane Ndoye social lañ siy teg te loolu c'est le seul maire bi nga xam ne moo ko fi def am na ñu fi jot a jaar nag waaye moom dafay yeggali liggéey bi incha allah au soir du 23 janvier dama ne sax au soir dama ne à partir de midi sama gars yi ñu jubilé midi lu leer laa leen di tegal nii parce que c'est le candidat de la jeunesse c'est le candidat de l'espoir. campagne saa su ne mooy son directeur de campagne di ko nuyu di ko siyaar bu baax a baax di nuyu Mame Fall gi nga xam ne jigéen ju mën góor la ñu ngi lay siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo koy accompagner saa su ne mooy 12e Ndiago ak jeunes yi nga xam ne ñu ngi si ginnaaw Ousmane Ndoye merci beaucoup encore une fois. waaw on va présenter ki nga xam ne tamit jigéen ju mën góor la muy maire Aminata Diallo waaw dama bëgg ngeen tàccul ko bu baax a baax a baax a baax mu ñëw sànni ay kàddoom yaay boo ñu ngi lay siyaar. waaw dama wax ni rek Aminata Diallo mi taxaw Modou Mbaye bàyyam ku ne xam ne bàyyam ak international bu bëgg nag suñu maire bu baax bi Ousmane Ndoye
ànd ak suñu doom di baax di Maodo Fall laa yoon te xale bii Ousmane ba yóbbu ko dara yàlla man nag ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg takk leen waay loxo yi waay ana ñu ko bëgg mbasa mbasa wax day gàtt auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant kontaan ci yéen rek xam nga woote say dëkkandoo ñu ñëw rek dafa neex ci xol te yombul duñ ne guleet ndax ñëpp xam nañu Aminta Diallo amul lu muy tiit amul lu muy ragal bu ne yow la rek yow la Aminta Diallo du tricher samay dëkkandoo ñu ngi nii da ngeen ma koy seedeel dëgg laam du dëgg su ma nee yow la rek yow la bu benn nit ñëwoon sax mu am benn leader tey bu fi ñëwoon àndax benn nit su ma nee moom la rek moom la aw ma lu may déet te aw ma lu may ragal te du ma tricher ñëpp xam nañ loolu te duñ ne guleet yàgg naa di woote duñ ne guleet ku ma xamul tamit dégg nga sama tur maa ngi leen di gërëm di leen sant monsieur le maire maa ngi lay gërëm kontaan ci yow lu baax li ngay def macha allah dégg nañu nag lu ne mais dañoo tëx lu buñ ne yow la rek yow la Mame Fall maa ngi doog a jàkkaarloo ak yow maa ngi dégg sa yu baax yi ngay defar macha allah xëy na teg yàlla xëy na yàlla tey jii la wax ne la ñuy jàkkaarloo max yow waaye maa ngi lay gërëm di la sant jigéen ñu bëri dañoo kontaan ci yow macha allah kontaan nañ ci yow li ngay def fii ba Gueule Tapée Fass Colobane fii ba Baye Laye am na benn mbootaay bu ma fa bokk fii dama fi yor mbootaay waaye man xëy na yàlla moo ma séddee loolu nee nañ nag nit suñu borom bu ko yëkkatee kenn du ko mën a wàccee macha allah maa ngi kontaan ci Mame Medoune waaye moom lépp moom la Mame Medoune lépp moom la Mame Medoune moo tax tey ñu xam ma ci maire bi ndax man tey lu ma bokkul du ma ci dugg ñëpp xam nañ loolu lu ma bokkul du ma ci dugg doo leen ma ci gis mais lépp Mame Medoune la Mame Medoune maa ngi lay gërëm di la sant lépp yow la ba pare nga ñëw di jent ci sama maam muy maam Ayta Jéey ma ñëw tamit di gërëm bi muy àndal ñëpp ku leen dese mbaa nga juum Tangone Dabo di ko jaajëfal trop suñu maman boo xam ne lu yàgg la du tey ak yeneen grande dame yi nga xam ne ñu ngi accompagner monsieur le maire di bég ci monsieur le maire de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane muy koo xam ne dafa def lu ñëpp a gis koo xam ne dafa amal njariñ askan wi mu am lu mu soxla te askan wi ñoo koy jox mu soxla ay électeurs boobu ba léegi ñu ciy dox daanaka ñu ngi si cëppaandaw li di nuyu tamit la coordonnatrice di ko beral Mame Fall jërëjëf Mame Fall ceeb ak diwlin loo joxe rek man am naa ci paar man bàjjanu gox Aïda Diakhaté te xam naa ne ñëpp tam am nañu lépp sa taxawaay di la ñaanal yal na la yàlla may lu wees sa njort di la ñaanal yàlla jubale la équipe bi nga àndal di la ñaanal yàlla jubale la le ministre de la femme mi nga xam ne mooy suñu ministre tutelle mais du ma gërëmee tamit askan wi fi nekk gërëm monsieur le maire dañuy gërëm tamit Diouf Sarr eggaguñ ci moom ndax dañoo am maire boo xam ne dafa am lu mu def ci commune bi loo xam ne kenn du ko naataale ndax ku nekk xam na ne jaboot ku ko jàppale nga nation jàppale ñu weesuwul muy participer di joxe social saa su ne ku nekk xam na ko di joxe ay bourse di ñu jàppale sa njaboot gi ñu yàlla jox ñuy jàngi ndax amuñu doole guñ ko fayee mu defaral ñu poste de santé ñu war cee faju école bi mu ciy dugal loxoom tamit gis ngeen éléments yi mu dugal ci école bi ñu entretenir école yeex yeneen terrain bi xale góor yi jarul ma leen koy wax gis ngeen lam fa def lépp ci dooleem booy xool assainissement tamit daf cee def Colobane waa Colobane defe naa ne bàyyi laay gis ngeen ko canalisation yi Fass du wax yëpp ay millions yu bare
yéen xam ngeen ni kii dafa jekk si mairie bi ba pare dafa rafet ba pare boo ah dëgg la wala du dëgg xam nga kii lan lay sangoo meewi Nestlé ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg monsieur maire neex na leenam monsieur le maire neex na leenam yey ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ndoy do mi mbasa mbasa nana ye Aminata Busona Zumbana Aminata Busona Zumbana ya Aminata Busona Zumbana ya Aminata Busona Zumbana. maa ngi nuyoo waat yéen ñëpp mi fi teew te di leen jégalu bu baax a baax si heure bii nii guddi na torop xam nañ ne guddi na mais tey jii nii foog ñu sànni si tuuti kàddu mënuñu wax sax dañ maa forcé pour ma wax dama leen bëgg a xamal nag ne tey jii nii li tax ñun ñu ànd ak Ousmane Ndoye lu bëri la li nga xamante ne ñun mënuñu xam commencement bi ni fin bi looloo tax te tey jii nii ñun dañu ay jeunes yu déterminés affaire bi gauche sànq moo ngi wax ne 12e Ndiago kese 12e Ndiago nekk ñu fi kese Tata Aminata Diallo moo ñu fii nii si organisateurs yi la bokk si organisatrice yi la bokk 12e Ndiago ñun si 12e Ndiago lañ bokk ñoom Dame Bamba ngi fii nii ak waa secteur benn yëpp tey jii nii yéen ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp bu baax a baax te tey lan moo tax ñu nekk fii nii suñu engagement moo ñu ko permettre suñu engagement kese la xooluñu lan moo neex maire pour ñuy génn ci mbedd bi di ko waxee non non maire suivre ñu la pour li nga xamante ne daf la neex kese ñun tey jii dañoo constaté lenn ne que suñu koñ bii nii à chaque fois dañuy nekk en rade lan moo tax loolu noonu parce que je me dis que peut-être amuñu représentativité wala suñu engagement ça reste à désirer moo tax tey jii nii ñun jeunes yi dañoo jël benn défi ne que tey jii dañuy fexe ba buuxante ba bokk ci instance de décision yi nga xamante ne tey jii nii bu suñu morom amee lii nii ñun tam ñu mun ko amal chaque fois dañuy wax ne que nit yi duñu mën a jot si secours yi wala soit buñ si jotee bu ñu bindee seeni tur ñoom dootuñu ci mënati amati kii nii dootuñu si mënati jot te loolu noonu c'est pas du tout normal te loolu noonu lan moo la koy may contrôle interne moo la koy may moo tax ñun tey jii nii jeunes yi yëpp jëlee ko rue 22 bi nii ruku capa ruku matti fii nii rue 22 bis bi fépp dañoo mobiliser wu rien que pour jàppale kenn muy Ousmane Ndoye mi ndax dañoo gis ne moom mooy suñu projet et on doit protéger ce projet ndax tey jii nii nous savons que le développement c'est le long terme te le développement c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux qui la rendent apte à satisfaire son produit global cumulativement et durablement maanaam tey jii nii Ousmane Ndoye dañ ko war a soutenir bu baax a baax ndax bu dul dara ñun tey jii nii dañoo am benn link ak moom maire buñ ko messager barki démb non du barki démb sa démb laay wax 7 heures du matin laa ko message 7 heures du matin te dafa disponible woon tontu na ma link bu ñu am maanaam mënuñu ko am ak benn politicien moom lañ ko mën a amal donc ñun suñuy doléance moom lañ ko mën a wax ndax moom mu teewal ñu foofu noonu ma leen di ñaan xool leen ñu bu baax a baax ñun doxuñu su luy ñàkk fayda bu dee liggéeyu ndey añu doom rek bu ñu kenn woo reer ndax suur nañu ndax sa sant di rafetlu toowaay bi ak teewaay bi di wax ku ko jaral mi ngi nii muy monsieur le maire Ousmane Ndoye gis ngeen kii nii sunu yaay laay waxal 400 emplois yi ñuy wax ñun si laay bokk sama boy si lañ bokk bu ñu gisee sunu kër yi ñu fay dugal saako ceeb dawlin jëmm ji moo ko waral ñun bu ñu demee ba taxaw banque ñu ñuy daggal chèque ñuy fayeeku jëmm ji ñoo ko waral kon kii day jàppale Fass di wax sunu papa ak sunu yaay le 23 janvier incha allah na ñëpp génn ñu ànd def groupe amul kii dem kii dem ñu def groupe jóge Fass dox nank ñu war a voté Mangué dem dugg voté Mangué jox ko monsieur le maire Ousmane Ndoye ñu war a voté école Bun Khatab dugg jox ko monsieur le maire Ousmane Ndoye di leen wax nag monsieur le maire
chaque jour mu ngi ñuy junj si benn wax ne nañu wàññi folklore bi te du dugg si kër yi di proximité ñun de waa 12e Ndiago xaw ma nag ñeneen ñi mais dama leen koy conseillé ñun porte à porte bi ba ñu commencé ba léegi bàyyiwuñu amul lundi amul mardi amul mercredi amul jeudi amul vendredi amul samedi amul dimanche di leen wax nag loolu mooy gagné folklore bi gagnéwul gis nga lii lan moo tax ñu woote ko pour gën a dalal xelam ne ko Fass moo ko moom Fass bëri na ay leader gaa ngi campagne si turu Ousmane Ndoye xam nga la moo tax ñuy campagne si turam parce que dégg nañ projet bu fi war a ñëw kii moo fi indi UNICEF amul benn maire bu mu wàcc muy Sénégal laa wax lumu UNICEF ONU Fass Gueule Tapée Colobane la wàcc te kii moo ko dalal kon gars yi nañu ubbi seen nopp yi dalal suñu xel xam ne gars yi projet bu ñuy wax moomuñu ko kii moo ko moom Ousmane Ndoye nee na da leen jàppale teewule Ousmane Ndoye nee na da leen jàppale onge bi la bisimila illa wali yàlla maa ngi sant ñi fi teew ñëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di nuyu monsieur le maire di nuyu sunu yaay yi ñu fi fekk ak sunu papa yi nga xamante ni bàyyi seen yitte yëpp ñëw jël seen temps boobu ba léegi ñu toog di xaar monsieur le maire ñu ngi leen di leen si sant di leen ci gërëm bu baax a baax a baax am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di remercier ñi ñu jàppale ñëpp 12e Ndiago waa Fera ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Seyna Ousmane bàyyiwuñ kenn grand chèque ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax laga bugul ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax bon ñun monsieur le maire bërki démb amaana gisante nañu Capa muy dugg Capa di proximité ñu am ay kàddu ñu échangeante man ak moom ma ne ko ñun de wax dëgg fa yàlla fu mu toll nii liggéey moo ñu war mooy dugg ci nit ñi proximité waxtaan ak ñoom tegal leen sa projet yi nga xamante ni moom nga namm ci askan bi ak li nga xamante ni moom nga fi def ñu wax leen ko ñu bàyyi ko xel mu ne ma affaire bi du lu ñuy wax dañ koy jëf da ngeen di dugg ci biir nit ñi ngeen jëf ko ma lay xamal ni tey jëf nañ ko wala jëfuñu ko dugg nañ ci nit ñi waxtaan nañu ak ñoom suñu père Bossi ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di leen jaajëfal bu baax ma leen di xamal ni leen ni kii jëmm ji toog nii képp kuy yeewoo Fass Delorme war nga xamante ni amel nga ko njukkal parce que ñu bëri dañ naan sax moom dafa beral loxo waa Fass Delorme parce que boo xoolee ñi ëpp ci maire bi Fass Delorme HLM Fass la kon loolu rek cër la boo xamante ni ni moom jox nañu ko waa Fass te ñun ba ñuy nekkee ci ba ñu juddoo ba tey ci maire yi cër bi ci Fass am bulet mi ngi koy soog a am ci maire yi bañ fi nekkee ba tey kon loolu dañ ko koy sante moom mii beneen bi mooy fii képp ku fi nekk xam nga ni tey jii nii kër gooy yeewoo bu dul benn wala ñaari nit wala boo rombee benn nit tëb beneen kër tëbaat beneen kër di nga gis koo xamante jeune boo xamante ni nii da doon taxawaalu te tey mi ngi ci maire bi di liggéey mi ngi ci liggéey mi ngi am loo xamante ni mi ngi ciy suturlu mi ngi ciy dimbali ay waajuram kon loolu noonu duñ ko bàyyi mu romb te dafa am benn bu ñuy proximité sànq lañ jógee di proximité ma am ay kaddu yoo xamante ni nii suñu benn grand Abdou Majib ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant dafa am ay kaddu yoo xamante ni dama leen ko wax ñun ñu dëkk si waa gox bi ci koñ bi plus de 30 ans ñi ngi fi nekk ci gox bi di fi dund ak ay politiciens suñu ay nijaay lañu suñu ay papa lañu ñu am respect nag ci ñoom trop mais liñ naan trop c'est trop dafa doy parce que tey jii nii koñ bi ba ñu juddoo ba tey si suuf lañ ñu ngénte maanaam prix 22 bi ba tey ba ñu juddoo ba tey ba ñuy yeewu nii lañ koy gisee te il est temps mu changé te ñun jëmm ji comme ni ko Berthe waxee
am nañu fitu fekk ko mu toog ñu weñaar loxoom ne ko da ngay defar fii wala da ngay defar fii parce que loolu moom moo ñu ko wan moom moo ñu may kanam boobu kon nag ma leen di ñaan ku fi nekk si yéen ñëpp suñu ay tante suñu ay mag suñu ay nijaay ku fi nekk na nga fexe ba nga xamante ni nii bés bu le 23 jotee ñu àndandoo maase dem jël maire bi tegaat ko ci waxoon parce que man dama gis ni gars yi dañ naan dañ koy falaat déedéet dafa am benn agent FERA buy wax naan maire bi fauteuil bi dafa poussière rek dañ ko koy fëggalaat mu toog foofu moo ko moom loolu moom tegee nañ ko nële. asalaamaaleykum mbooloo mi avant tout maa ngi jégalu dëkkandoo yi quoi parce que guddi na ñu ngi xaw a yëngal ngeen jégal ñu ci xam ne li ko jar a ko jar rek moo tax ñuy leen di déranger heure bi man tey du ma gudd du ma wax ay réalisation comme ni ma ko nit yi di xamee fu ma génn gars yi ne ma kër gu nekk dugg nga fa di wax fàtt nga ñu tey ñaari affaire rek laay wax benn bi yéen a ko moom beneen bi monsieur le maire a ko moom monsieur le maire merci loolu sama wax la yow xam nga man xam naa am na fi nga ma jëlee am na fi nga ma yóbbu merci beneen bi mooy comme ni la ko gars yi waxee dañ doon proximité ale bi yëpp 22 feu rouge bi ba ginnaaw làmb ak 22 bus ku ci nekk am na fi nga jógee ñu ngi wax 12e njaago ñu ngi wax waa Capa ñu ngi wax ñun ñëpp la te ba ñu duggee ci maison yëpp dafa am loo xam ne dañ ma ko yóbbante il faut que ma wax ko instant yi du Babacar mooy wax jeunesse bi ñooy wax nee nañu dañoo bëgg collège boo xam ne dafay am nomenclature ñun dañoo bëgg dorénavant mu am kenn koo xam ne dañ koy délégué fii mu nekk ci koñ bi kooku moo ñu gérer lépp luy secours 1 mois avant tabaski wala Pâques wala Korité ñun dinañ la recenser ñi nga xam ne ñoo koy yellool duñ ci tricher ñu ñëw indil la ko waaye dañoo bëgg une semaine avant ngeen delloo ñu ko ñu ñëw indil leen ko ñu gis ci seen bopp événement religieux yi bu amee que ce soit catholique ak musulman ñun ñëpp même chose la ñuy def bu ñu weesoo loolu am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi fii ay urbanisme la ñuy liggéey fii lañ dëkk bi mu leen ko waxee dañoo volontaire ñëw ñu dénk leen lépp lu jëm ci sunu environnement dañoo bëgg maanaam yeneen koñ yi nu mu mel ruq yi nu mu mel ñu koy pavé ñu pavé ko noonu ñu am ay représentants yoo xam ne ci koñ bi lañ jógee waa koñ bi ñoo leen fal ñuy dem mairie ba di fa taxawal waa koñ bi ñoom loolu lañ mooy yóbbante beneen bi nag yéen laa koy jagleel moo tax ma tourné apparemment te di fi nekk yëpp du ma ne ñëpp xam naa leen fii ñu ciy ëpp suñu yaay leen kër gu nekk dugg nañ ci di leen xamal ne yéen a ñu yar li nekk ci yéen moo nekk ci ñun doxuñu ci caaxaan lenn rek moo ñu dugal lii moo ñu dugal ci lii bëgg avancement suñu commune tey mënoon naa taxaw di wax réalisation te yoo xam ne du xaaj du jeex yoo xam ne man ak samay morom doon nañ ci liggéey mais tey loolu indiwuma fi dam leen ne le 23 bu jotee balaa 10 heures nañ jóg ñun ñëpp dox nànk dem ba ci urne yi jël lii dugal ci enveloppe yi voté xam nga li tax ma wax leen loolu parce que c'est le meilleur candidat yàlla mi ñu tiim xam na ne Ousmane Ndoye bii bu newul woon le meilleur candidat du ma fi taxaw doxuma ci ay parparloo bu newul woon le meilleur candidat du ma fi taxaw le 23 bu jotee nañu teel a yeewu dafa guddi moo tax du ma monopoliser parole bi dox nànk ba ci urne yi jël dugal bu weesoo yéen ñëpp bi ñu duggee seen kër xale bu nekk génn ci kër gi lu ñu leen waxoon di ngeen ci teg seen bët wala du ngeen ci. lii gars yi wax fii ba daj nee nañu nettali si làmmiñu borom la dàqee kooku mooy l'homme le plus élégant de la commune waaw il dégage de l'assurance, de la sérénité et de la confiance. kooku mooy monsieur Ousmane Ndoye waaw waaw ma ne monsieur le maire kaddu gaa ngi nii
Aminata merci Aminata merci beaucoup Lay Makhtar maa ngi lay féliciter aussi parce que li nga wax rek mooy dëgg soo bëggul woon kenn du lu ci dugal dëgg dafa nekk dëgg ci yow moo tax werantewoo loo ko yaa ngi ci loo ne lu ne yaa ngi ci ñun xam nañ doon jërëjëf ñun ñu waa kër gi yëpp ñun ñu xarit yëpp vraiment ñu kontaan nañ ci yow maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp ñi ànd ak man ñëw fii sama rakk as sama nit sama càmmeñ maam Fall ñëpp daal parce que lim bi moom dafay doy waar ak sama doom ju jigéen ji ci gannaaw file mais dama bëgg d'abord remercier les garçons du 12e Gaïndé 12e Ndiago c'est le 12e Gaïndé moi je parle des 12e Gaïndé parce que ces garçons là comportement bi ñu am je vais vous le dire officiellement man da ngeen ma yokk fit man da ngeen ma yokk fit man da ngeen ma yokk fit man defoon naa ne man matal naa mais bi ngeen ñëwee affaire yi dafa gën a garaaw pour man waaw léegi nag il faut que aussi ma wax ces garçons là as dama am benn xalaat parce que asiko yi bari na partout moi je suis du plateau je suis né au plateau il faut le dire je suis né à la Vitière et à Rebeuss am nañu ay asiko yu garaaw yu nekk foofu ak Sandial dama leen déglu barke démb rek j'ai une petite idée là qui est venue mais c'est constat il faut ñu aider leen ñu professionnaliser seen liggéey bi aider leen nag je pense que la meilleure formule c'est de nous trouver du matériel adéquat waaw waaw loolu mënul ñàkk parce que sama gis-gis mooy àdduna ni dafay progresser parce que dañu nekkoon ci ay ngemb ba léegi ñuy takk ay costume ak yooyu donc àdduna da ngeen di progresser li ngeen di def nii mokkal ngeen ko mais matériel bi ngeen yor bu ko seet ba seet ko xam ne matériel sama mbokk séeréer yi la waaw matériel bu yéeme la mais su ñu leen mënee dimbali ba matériel bi doon matériel bu moderne dina yokk seen li ngeen di joxe te dina leen ëppal njariñ man loolu gëm naa ko sa dinaa ci taxaw incha allah dinañ ko mais également il faut les formaliser ces garçons là il faut les formaliser il faut que mu doon une structure boo xam ne bi xëj na mën nañu am ay contrat par ailleurs waaw d'accord mais ma ne non c'est sérieux li ma leen di wax nii c'est sérieux c'est pour vous que je le dis dañu war a formaliser parce que bu ñu leen formaliser c'est pas pour ngeen voyager mais dina tax di ngeen mën a am ay subventions ki njàppale yoo xam ni c'est parce qu'on vous a formalisé mon cœur donc bu leen ko bàyyi mu rëcc leen boo leen formaliser woon nag lépp mën na ñëw te loolu mu yokk seen doole donc j'ai déjà parlé de vous ça suffit maintenant li ngeen commencé nii na ngeen ko continuer il nous reste 3 jours yéen ak ñi dëpp cat bële ba cat bi yéen ñi ngeen bokk seen association yeeg seen mouvement yëpp duggal leen ci kër yi lu gaa yi wax wekki leen ko parce que ñoom foo leen dugg def ko ci seen téléphone yi bu subaa ñu ne gars yi def nañ ci jaar ci gannaaw dem wax ak nit ñi di yàq waaw bon nag dugal vraiment c'est un message que je vous envoie bu leen teggi seen loxo parce que daan bu amul werante lañ bëgg waaw premier combat daan ñu leer laa bëgg ngeen daan ko gars yi maintenant Babacar oui Babacar nous on réfléchissait hier Babacar li ngay wax noonu di ko poser comme problème ñun dañ ci réfléchir ba pare nous on va créer des relais c'est pas exclusivement sur la rue 22 on va créer des relais partout dans la commune
c'est-à-dire que benn espèce de amoon ay comité de quartier yu ñu fi defoon ay affaires yooyu non non on le fait autrement c'est-à-dire que da ngeen di intervenir les propositions viendront de vous maintenant mënu leen siéger fañ koy àtte mais on tiendra compte des propositions que vous allez faire et dañ leen di jox ma xama bu leen may ngeen def proposition yi yéen a xam ñi dëkk ci kër yi yéen a conseillers yi mais bu leen fàtte ne doo leen ay conseillers municipaux dañ leen di jox seen cër pour ngeen mën a jàppale loolu après seen loxo nag na yam foofu nag ngeen bàyyi ña def seen liggéey waaw il faut que aussi ku nekk ñu delloo ko cëram voilà suñu xel mu ngi ci yéen suñu xel mu ngi ci population yi am nañ nag léegi expérience 7 ans 7 ans nag du 7 jours te jàng nañu lu bari xam nañ fi mu rëxee woon te xam nañ ne duutu fa rëxee incha allah le dernier message c'est dimanche prochain dimanche prochain dañu war a dem voter ñu ngi leen di expliquer nan la ñuy voter il y a des messages qu'on a fait passer dans vos réseaux seen réseau Facebook yeeg yooyu ñaari vote la en tout cas pour la commune de Gueule Tapée Fass Colobane am na foo xam ne ñetti vote la mais yéen ñaari vote la ñaari urne la bu njëkk bi commune bi moo ko moom bi ci topp ville bi moo ko moom mais li ñu gënal te mu jaadu te bu ñu bëggee am ndam mooy bu ñu defalee ville bi bu ñu defalee commune bi bu Sokola bële bu Sokola bi bu ñu ko defee ba pare dañ koy jëlaat defalaat ko ville bi parce que bu ñu àndul li ñu dal fii ñu pavé Plateau pavé Médina jéggi Gueule Tapée Fass Colobane dem pavé Point E daf ñuy dalal parce que ña doon décider ànduñu ak ñun ña ñu àndal la ñu pavé donc da ngeen di góorgóorlu ba ñun ñiy décider ñu bokk ànd suñu àndee ci lay am ndam donc le message il est celui-là góorgóorlu leen ba dugal ci ñaari urne yëpp même couleur bi amul jur même couleur bi rek bu jéem a sax compliqué boo leen dugalee même couleur bi dañuy gagné fii gagné fële njar li ñu ñëw seen terrain bi li ma wax Abdoulaye Diouf Sarr seen terrain bi dañ koy daal di defar léegi def ci gazon synthétique defar ko mu sotti ngeen am seen affaire parce que loolu c'est la ville de Dakar qui va faire ça bi on a des partenaires prêts à le faire mais ville de Dakar moo décidé woon pavé les 18 communes tëb Gueule Tapée Fass Colobane je vous le dis solennellement bi ñu ne dañuy pavé dañuy astafurlah dañuy defar gazon synthétique stade commune yëpp dañu cité 18 bàyyi ñu parce que nee nañ far ñoom ñun waa ñi nag nee na moom bu ñëwee tonton la may wax tonton bu ma ñëwee li ñuy jëkk a def mooy loolu gars yi bañoon man ma defal leen kon nag yàlla nañu yàlla may ndam li ngeen di def neex na dal na xel mais defe naa ne c'est peut-être la dernière fois qu'on va faire ça le dernier jour Abdoulaye Diouf Sarr dafa bëgg def benn meeting de clôture dans notre commune nee na ci place de l'Obélisque la ko bëgg a defar mais ce jour-là war nañ ko wan ne ñun ñooy recevoir donc voilà le message que je lance à vous autres bés boobu jigéen mag ak ndaw bu ñu fa kenn ëpp doole gars yi dañuy andi ay car rapide ñun dañuy dox dem toog foofu bu ñu ñëwee dinañ xam ne fii ñoo ko je vous remercie tous yàlla na yàlla defal ñu jàmm bonne soirée à vous tous